ci internet Senghor TV gannaaw bi ñu nuyoo ñamaat mbégte nag àndaat ak yéen seen chaîne préférée di Senghor TV fas yéene seen nag ànd ak ki nga xamante ni moo di suñu xarit di suñu soppe di suñu sëriñ moom Serigne Demba Senghor fas yéene am ak moom waxtaan comme niñ koy faral di defaree nag di leen wax toujours rek ni seen chaîne bi di Senghor TV di leen si abonné ak di bës cloche de notification pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps réel waaye nag di gën di si mën a di jëriñu ndax kat chaîne bi li ko tax a jóg rek mooy comme ni ma leen ko waxee di rek dox ci li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg population bu Sénégal waaye nag ak niveau international ndax xam ngeen ni suñu ay doom di ay sénégalais ñu ngi fépp foo xamante ni rek mu ngi ci monde bi di fa rek daan seen doole ba tax na Serigne Demba Senghor fas yéene ànd ak yéen am la yéen waxtaan pour rek di leen jëriñ foofee nga xamante ni fa lañ nekk ci biti réewu Sénégal Serigne Demba Senghor ñu ngi lay nuyu. waaw kilifa gi ñu ngi lay fay di nuyu monde entier di siyaar ñëpp fu waay nekk ñu ngi lay siyaar di la nuyu di la bëggee daal. sëñ Demba tey comme niñ koy defee saa su ne rek. fas yéene am ak yow waxtaan bu gàtt rek ci li nga xamante ni moo di xam-xam waaye tamit ci li nga xamante ni rek mooy diine waaye nag balaa ñuy def dara. comme ni ngeen koy waxee toujours Senghor TV bu leen di fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi parce que chaîne la bu nga xamante ne di ko tax a jóg moo di yéen suñu ay mbokki internet sëñ Demba. tey dañuy daal rek amal ak yow fa waxtaan bu nga xamante ni day daal di gàtt rek waaye est-ce que rek du ñu am leen lu nga xamante ni dañ la koy sas maanaam nga wax ñu tuuti rek ci xam-xam bi nga xamante ni moom nga am waaye nag si fi nga xamante ni rek foofu nga ko rootee. waaw bon. Senghor moom Serigne Demba Senghor benn ndaw la boo xam ne dafa nekkoon fii Sénégal juddoo ci ay famille yu am solo mais comme ni ko nit ñi di waxee ay ndaw lañ am nañ ay métier bi jàngi jotee jàngi nañ métier am nañ métier mais ci biir loolu aussi dem nañ ba li nga xam ne mooy xam-xam dugguñu mu nekk loo xam ne tamit lu ñu bëgg la xam nga léeg-léeg ci àdduna nit dina bëgg loo xam ne sax mënu ko am waaye nit léeg-léeg nga am loo xam ne sax bëggoo ko woon te nekkutoon sa sommet travers ak lépp lu ma yàlla mën a may tey rek ni ma ci doxee nii nekkutoon suma objectif waaye àdduna li nit di wax li nit ñi di wax mooy destin doomu aadama da ngay nangu destin. waaw parce que bëri na loo xamante ne nii génn naa yàgg naa ci àll jàng nañ aussi te biir jàng boobu noonu ci biir jàng boobu noonu yëpp ñu bëri nag léeg-léeg nga def émission wala dara ñu yaakaar ne xëy na kii dafa xëy rek. nekk sëriñ non waaw dama jaar fu méttee way dama jaar fu métti wallahi asim waaw dama jaar fu métti pour devenir quelqu'un te duma di nelaw pour tey ñu may woowee Serigne Demba Senghor déedéet dama jaar fu métti et dama sonn et dama carrière aussi xam-xam nekkul loo xam ne dama tëdd nelaw rek am ko déedéet j'ai fatigué pour ma am ko dama ci sonn dama ci galéré ay at yu bari te su fekkente ne ci wàllu ijaasa la dama ko am à travers la connaissance mooy lépp lu may toog ñiy gis ma di ko joxe di ko jàngale di ci laxaay biir ñenn ñi foruma ko dama sonn pour am ko tey li la wër ci salle bii nii yëpp c'est des attestations de marabout. foofu laa bëggoon ñëw ak yow. sëñ Demba ndax xam-xam bi ngay wax daanaka li koy firndeel. bu la fekk sa saal dina xam ni ut nga ko te tamit am nga si loo xamante ni moo di ay lijaasa. ndax ku xool saal bi nu mel gis say attestation ak lépp loo xamante ni rek daanaka ay diplôme la yu nga xamante ni rek ñoo la ko jox ci li nga xamante ni moo di wàllum xam-xam. mu nekk tamit nga xamante ni li koy firndeel mooy ay photo yu bëri yoo xamante ni ak ay nataal yu gis si ku si mel ni Koromak ci li nga xamante ni. mooy benn photo boo ànd ak moom est-ce que mën nga ñu ñëwaatal tuuti sa diggante ak ki nga xamante ni moo di Koromak. waaw non Koromak moom yàlla dafa dogal tey su ma jógee ba dem ba uti xam-xam
ba xam-xam jaral ma yenn yi amour boobu ak affection boobu noonu lu ci bëri ci moom la jógee parce que dañ daan nekk xale di ko suivre ci yu bari mu nekk un modèle mu nekk un bon exemplaire boo xamante ne nii tey képp kuy ndaw war nañ ko roy ci xeetu image parce que nit la boo xam ne defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw chaque jour il communique bien kenn dégg ko tamit ci lu ñàkk fayda c'est un responsable te loolu war na yee képp kuy ndaw di yëngatu ci wàllu ñaan. di yëngatu ci wàllu ñaan. waaw suñu Demba dama lay dagg. lu tax ma lay dagg parce que da ngaa dugg ci fu am solo. gis nañ ak Koromak daanaka longévité bi nga xamante ni am na ko ci wàllum sëriñ. maanaam li nga xamante ni moo di carrière waaye Koromak daanaka kenn mus kaa dégg ci dara. kenn mus kaa dégg tamit ci affaire yoo xamante ni daanaka ñu ñàkk fayda la ñu baal na si kàddu gi. mais tey suñu Demba ñu gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy wuyoo sëriñ tey. mën naa wax sax sa génération yéen seen génération. ñu gis saa su ne dañ leen dégg ci ay mbir yoo xamante ni daanaka day xaw a wat xotti tuuti seen ay orma. ndax ci yenn yoo xamante ni daanaka waruñu seen dégg kuy wuyoo sëriñ. suñu Demba nga koy gis comme man ni ma koy gisee parce que ñu ñëpp ñoo bokk daanaka li ñuy suivre mu les réseaux sociaux yi. ñu gis ci yéen comportement du ma ne yéen mais seen génération ñenn ci ñoom comportement bi nga xamante ni ñoo ngi koy am. ci réseaux sociaux yi ak lan moo waral loolu. waaw lu waral loolu man sama gis-gis mooy que ne dama jàpp ne tey ku nekk bëgg nga feeñ te yàlla mooy feeñal ku nekk bëgg nga wone ki nga doon njëkkee ko ci man mooy ku nekk bëgg nga wone ne yow yaa fi mën te affaire bi du affaire de championnat loolu erreur la dafa am erreur bu ci nekk erreur bi ci nekk mooy parfois xanaa xamoo ñu bëri dañoo yaakaar ne ñiy génn ci site internet yi rek ñooy ay sëriñ déedéet Sénégal am na ay nit yoo xamante ne nii dañuy xëy sol ay pantalon jean sol seen t-shirt wala ñu sol seen chemise sol seen cravate te li leen yàlla may ko kenn te loolu ça existe dafa am ñuy xam lu bëri di gis lu bëri te doo leen dégg mukk ñu wax ko wala ñu fëgg seen dënn di def yenn yi mais léeg-léeg nag jamono moo toll foo xam ne léegi nit ñëpp benn moo la ñuy ut mooy buzz te buzz bi léegi ni ko nit ñi di utee loolu du dëgg parce que tey soo xoolee bëri na ay site internet yoo xam ne doxuñ ci dëgg yenn site internet yi ci boppam laay waxal yéen journalistes yi bëri na ci ñoo xamante ne ni tey dañuy yàq métier sax journaliste ndax lan ndax bii weccit parce que da ngay xool nit mu leer na la kii ngay defal interview nekkul ci dëgg ci ay caaxaan la ne te yow miy def interview bi yow leer na la ne carrément kii nekkul ci dëgg ci ay tappale la ne mais ndax weccit bi mu lay fay da nga koy jël benn 150 000 benn 250 000 wala 200 000 bi mu lay fay pour def benn interview bi pour yow nga lancer ko déjà tu as un part de responsabilité yow journaliste bi def loolu. moo xam non il faut m'écouter non il fallait que non attends il fallait que nga déglu ma non soo ma posé pour ma poser question da nga may bàyyi ma développer non man loolu du ma ko d'accord da ngeen may bàyyi ma développer non mais bu fekkee loolu la nga arrêté émission bi non su fekkee loolu la nga arrêté émission bi parce que man boo may laaj damay laaj su may wax tamit da nga may bàyyi ma développer parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la waruñ ko xar ñaar te ku nekk war nga mën a moytu liy lor sa nawle war nga mën a moytu liy nax sa morom et nga daw ko parce que da ngay essayer aussi nga nekk ci palaasu nit ñi nekk ci palaasu jaamu yàlla yi nga xam ne dañu am ay soxla place jaamu yàlla yi nga xam ne dañu tawat dañu feebar te am soxla yoo xam ne soxla nañ fu ñu koy fajee parce que tey par exemple tey yow journaliste bi soo fekkee nit bi nga xam ne ci caaxaan la nekk mu fay la benn 200 000 nga defar ko interview dawal promotion yaa ngi lor ñeneen parce que ay nit dinañ la wóolu yow ak sa image yow journaliste bi yaay jaay marchandise waa ji mënul jaay marchandise am mais yow yaa koy jaay léegi ginnaaw bi nga ko jaayee yaa ngi koy jaay koo xam ne du faj soxlaam te bu boobaa yow journaliste bi néanmoins yaa ngi nax sa xeet yaa ngi nax sa askan et te pourtant ça c'est la vérité la majeure partie tey da ngay xool ba ci TikTok yi ñu bëri tey ji ñu ngi xam ne dañuy dem ba am tur
da ngay dem ba am tour jeune boo xam ne day ubbi ay TikTok nekk ci di wax ba am benn buzz comme ni ko nit ñi wootee mais da ngay dem ba après da nga ciy boole loo xam ne bokk ci pourtant da ngay dem di jël ay nit fële gauche à droite di encaisser seen xaalis di dawal promotion te yow leer na la yow li ngay leen di defal c'est faux amul. te yow peut-être porteur de voix nga boo xamante ne soo waxee nit ñi ñu ngi lay déglu te xam nga ne loolu yaa ngi koy def ay nit ñu ngi lay wóolu ci loolu daw utali kooku noonu te pourtant liñ koy utali li ñuy daw yow yaa ko def waaye xam nga ne xel ne loolu du dëgg. loolu dëgg. waaw Serigne Demba. mais Serigne Demba journaliste bi nga xamante ni da nga ko woo. pour ñëw. mu def ak yow émission. journaliste bi fekkewul ba ngay jàng xam-xam. fekkewul yow ban école nga nekk. c'est-à-dire moom li ko soxal mooy liggéey bi nga seq si digganteem sa diggante ak moom. donc moom gisuma ban lan la mën a def pour rek daal di lor wala sax di promouvoir wala sax di si ut xaalis ba tax muy filmer ko parce que bu nekkee xamul dara. déjà journaliste bi moom xamu ci dara. kon journaliste bi xamu ci dara. donc foofu noonu day benn nuance boo xamante ni daanaka doo ko waxee da ñuy xaw a gaañ tuuti mais dañ leen nangul tamit li nga wax peut-être dañ la koy nangul duñ la si toppee dara mais en tout cas xam naa sa xaal ngay wax. non waxuma non attends waxuma aussi pour blâmer journaliste yi mais damay wax en tant que humain damay wax en tant que porteur de voix damay wax en tant que. parce que li nga xam ne dafa laxasu te ñu bokk ko mooy que ne tey jamono moo toll foo xam ne tey nit mënul communiquer sans journaliste te journaliste mooy ki nga xam ne askan bi dañ koy déglu donc sa askan nag nit bu demee ba askanam di ko déglu war na di xool li normal mu di ko teg li normalul mu bañ cee dugg ndax koppar parce que dafay yàq réputation man foofu laay waxee mais balaa meewuma sax journaliste mais da ngeen ci am part de responsabilité. nangul nañ la ko loolu moom dañ koy bàyyi ak suñu mbokki internet yu Senghor TV yu daal ñuy tontu ci li nga xamante ni mooy ci commentaire yi. mais bu ñu jugee ci loolu sëñ Demba tey comme ni ñu koy baaxoo di defee xëy na nga jàng xam-xam bu nga xamante ni daanaka jafe na ci Sénégal nit ku koy utiliser. nga wax ko nga ñàkk wax ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi lay suivre depuis boobu ba tey xam nañ ci dara à chaque fois nag nga ñu may ay mbir balaa ñuy jàll feneen. dañu bëgg nag am loo ñu laajee biir tey ci li nga xamante ni moom moo xew si Sénégal gis nañ sëriñ si nga xamante ni tey jii fépp fu nga xamante ni yaa ngi fa ci Sénégal rek nit moom fay taxaw di wootewu ak di wax li nga xamante ni mooy day mbubboo wala sax di wuyoo ak sëriñ wax nañ ko sànq ci li nga xamante ni mooy ci lamb yi ak nit ñi ni ñuy defee rek ni ñuy utiliser seen xam-xam wala sax ni ñuy utiliser seen image pour rek mën a am buzz comme ni nga ko waxee mais tey sëñ Demba yow ngay génne loo xam nga ci côté boobu domaine boobu. dama ne ñoom ñooy wër di def yenn yi pour am buzz. moo tax ma ne la ci njëlbeen affaire u sëriñ affaire u ñaan affaire u xam-xam. du affaire de course wala affaire boo xam ne championnat la non non demeewul noonu. xam nga li tax ma wax loolu mooy. parce que yow loo am ba tax ngay toog di wax. war nga xalaat sa xel que ne am na xale boo xam ne am na lu ko yàlla may loo xam ne tolloo ko ci cetu wey te déggoo ko mu wax te fëggul dënnam man foofu laay waxee quoi. donc kon ak lu nit métier bu nit mën a nekk aussi na ko rafetal parce que suba du añ du reer mais lu mat a sédd la. lu mat a sédd la ba tax sëñ Demba à chaque fois mu ñuy jox ay yi nga xamante ni mooy. ay mbóot yi nga xamante ne daanaka daf ñu koy may. tey bëgg nañu waxtaan ak ñun si xam-xam waxtaan si tuuti rek yaa xam foo koy tibbee si Ousmane la wala ci kum doon de toute façon bëgg nañ nga may ñu tuuti rek ci xam-xam balaa ñuy jàll. waaw bon tey am na ci soo xoolee. ay doomu aadama yoo xam ne tey ci ndaw ñi aussi damay profité di nuyu la jeunesse mooy ndaw ñi. di wax ne li ñuy indi aussi tey di leen ko may dañuy jël même na lu ñu maye woon fan yële ci même no Ousmane Zoumana donc tey aussi dañ leen di indiwaatal beneen ci Ousmane ci secret Ousmane ba tey di leen wax ne tur la boo xam ne li mu mën a liggéey yaatu na li mu mën a liggéey c'est rëy na daal ay njëriñ ñu ngi ci te amul loraange ay njëriñ moo ci nekk amul loraange benn tey liñ leen di baaxal mooy ci tur bu ñuy wax Ousmane ci la géomancienne ñu koy wax Ramli donc tey jii dañ leen ciy indil tur mooy Ousmane ci système bi nga xam ne mooy système mu kiis système boo xam ne mooy que ne yow da nga am sa doom
te sa doom bi nga am xel mi neexul moo xam day jàng waaye xelam neexut moo xam day jàng mais amul ubbeeku ci li muy jàng su boobaa da ngay jël Ousmane on l'écrit comme ça Ousmane c'est comme ça qu'on écrit Ousmane vous voyez les figures comme ça ni mu mel ni noonu nga koy bindee mais soo koy bind da nga koy bind 16 fois nga koy bind sous forme nas sous forme de saafara moo xam da ngay ut alliwo soo utee alliwo nga bind Ousmane ni ngeen ko gisee nii ni nga koy bindee ba mu am 16 fois ba nga am 16 fois yu mel nii 16 figures yu mel nii ginnaaw boo ko bindee ba pare nga raxas ko te boo koy raxas aussi tànk bi ci suuf mooy faree suuf nga raxas ko mu wàcc parce que soo inversé tur bi tànk bi ci suuf bu jëmee ci kaw rek daf lay jox instant te su boobaa li nga bëgg doo ko am moo tax comme ni ma ko bindee nii nga koy raxasee 16 fois ci alliwo bi après nga raxas ko nii mu wàcc soo ko raxasee mu wàcc nga def ko saafara nga ut sa benn butéel nga def ko ci 1 litre wala butéel bu ndaw nga def ko ci rek saafara bi mais da ngay ut miel lem original lem ngay ut nga def ko ci saafara bi soo ko ginnaaw boo ko defee ci saafara bi ba noppi léegi xale bi wala ki nga xam ne day jàpp di fàtte wala xelam neexul nga di ko jox chaque matin kaas mu naan kaasu ataaya rek c'est bon niveau de casse de thé c'est bon mu di ko naan jàppoo ko noonu di ko saxoo ba bitel bi jeex insha allahu taala dafay tax nit ki dafay intelligent day tax nit ki lu mu jàng du ko fàtte dafay tax nit ki su jàppee dara aussi du ko fàtte te dafay neexal xelu xale donc loolu lañ leen indiloon tey ci Ousmane di leen jox dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon sëñ Demba fii lañ yem ak yéen tey. ci nga xamante ni moo di émission bi ñu doon def ak seen xarit seen doomu ndey seen sëriñ sëñ Demba Senghor mu dox nag lu am solo ci li nga xamante ni moo di wàllum kiis comme ni ñu ko tëjee gannaaw lépp loo xamante ni am na solo mais li mu wax nii li mu mujjee la si ëpp solo ndax ku nga xam ne ni jamono ji xale yi seen xel xaw naa ndax tuuti na ma yàlla baal. waaye nag mais bu ñuy fàttee nombre bi 16 la 16 fois. 16 fois. 16 lañ koy bind bu mu ëpp bu mu manqué 16. ok. 16 fois donc yéen a ko déggandoo kon nag dañ jox di daje beneen yoon ak yeneen ni émission seen chaîne préférée di Senghor TV te di leen wax nag toujours bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification yi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps réel.